asalaamaaleykum mbokk téléspectateur ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant bu baax a baax si seen teewaay fii si télévision nationale rawatina si seen émission Covid 19 mbas mi tey nag sunu ganu bés bi nekk docteur Ibrahima Gaye nekk anesthésiste réanimateur foofu sa hôpital Dalal Jàmm ñëw tey ngi waxtaanee ak ñun mbirum li nga xam ne mooy situation Covid 19 rawatina ñi nga xam ne ñu ngi si cas grave yi ak li nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañuy décédé malheureusement muy cas yi xam ne chaque bés bu nekk lim bi dafay yokk mu ñëw nga waxtaanee ak ñu mbirum liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def foofu si Dalal Jàmm surtout si mbirum réanimation foofu nga xam ne dañuy toppatoo ñi nga xam ne dañoo nekk si cas grave dinañu si dellu si bu si kanam mais laata loolu dañ dellu fële sa ministère de la santé ànd si ak docteur El Hadj Mamadou Ndiaye gi mu wax nu feebar bi tey naka la fi taxawee si suñu réew. ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent test yi ñu def téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñoo ci positif. ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñaar fukk ak benn ñu tuddee cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanaam importé te mu ngi bàyyeekoo ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñi nga xam ni ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu seen lim ni la tëddee Thiès am na ci fukk ak ñaar Touba am ci fukk Kaolack am ci juróom-benn Dakar Plateau ak Richard Toll am nañ ci ku nekk juróom ñeent ci Mariste ci Médina ak Saint-Louis ñett ci Diourbel ak Yoff ñaar ci Grand Yoff Liberté 4 Liberté 6 Mamel Ouest Foire Parcelles Assainies Point E Rufisque Sacré-Cœur 3 Tamba ak Yaraax benn ci Almadies cité Djily Mbaye cité Keur Gorgui cité Mixta Colobane Dara Daaru Musti Derklé Grand Médine Guédiawaye Guinguinéo Linguère Louga Mermoz Ouakam Patte d'Oie Sokone Yeumbeul ak zone B ñeent fukk ak ñett si malade yi ñu entré woon tey wér nañu bu si yàlla àndee dinañu génn ñaar fukk ak juróom-ñett ñu nga réanimation juróomi malade ñàkk nañu seen bakkan bu su démb alxamis ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ñu nekk hôpital nag ñu ngi am tan ñu ñaan yàlla bu baax yàlla dimbale ñu génn si feebar bi di ñaan tamit nga xam ne ñu ngi wax ñooy waa kër docteur yi xam ne ñu ngi saa su nekk seen wët ngeen ñu mën a faj leen ba ñu wër ñu tamit ñu mën a dellu seen i kër ñu dalal nag benn docteur ba nga xam ne moom tamit mu ngi si liggéey bi bu baax muy docteur Gaye Ibrahima nekk anesthésiste réanimateur foofu sa Dalal Jàmm docteur Gaye ñu ngi lay nuyu di la dalal. Rahmata maa ngi lay fay. kontaan nañ lool si sa teewaay tey si émission bi parce que li ma ko waxee yaa ngi si yow yaa ngi si système bi ndax yaa ngi foofu sa Dalal Jàmm te bokk nga si ñi nga xam ne dañuy jël en charge li nga xam ne mooy cas grave yi foofu donc am nga liggéey bu am solo ba nga xam ne yéen a ngi koy def 24 heures sur 24 7 jours sur 7 foofu sa Dalal Jàmm dégg nga li docteur Ndiaye doon wax léegi boo déggee lim baa ngi yokk mais li ñu gën a mën a jàpp tey mooy cas grave yi boo chaque jour dina lim ñaar fukk ak juróom wala ñaar fukk ak juróom ak li teg si nga xam ne ñu ngi si cas grave sans compter ñi nga xam ne ñu ngi si ñàkk seen bakkan te loolu mën a wax si situation boobu la. waaw Ramata maa ngi lay fay di la remercier si invitation bi bon balaa may tàmbali danga may rek ma remercier personnel Dalal Jàmm bi yëpp commencé ko par monsieur le directeur. donc personnel bi yëpp bàyyiwuma kenn. donc di encourager aussi personnel u CTE bi ak personnel réanimation bi nga xam ni ça fait des mois ñu ngi ci voilà lutte bi contre la Covid. et puis di contribuer à leur manière. bon c'est vrai que métti na trop. mais bon di xeex ak loo xam ni xamoo kañ lay jeex aussi donc c'est un peu difficile moo tax ñu ngi leen di encourager encore. voilà effectivement fan yi ñu gis moom cas grave yi bari na trop. bon ba ñun dañ koy yëg suñu liggéey. bon ba tax na temps yi li ñuy gis en fait si taux d'occupation réanimation bi c'est à 100% tout le temps. donc heure bu malade génnee malade dugg. et puis gis nañu aussi même cas sévère yi si CTE bi aussi. donc yokk nañ bu baax.
donc loolu ñu ngi ko mën a peut-être donc voilà situation bu ñu ngi ko mën a expliquer peut-être que virus bi mu ngi circuler donc laal na une large partie de la population ba tax na donc fi mu toll nii daal cas sévères yi aussi augmenté wu nañ yokku nañ bu baax. ñaa ngi wax ne lal yi moom macha allah moom mu ngi noonu lépp occupé ku génn lal bi sax du jot kii nu dugalaat fa keneen prise en charge bi foofu naka la fa demee. waaw effectivement fan yi moom si loolu lañ toll donc bu cas grave génnee réanimation donc am na keneen kuy dugg donc prise en charge bi moom ci liñ newoon rek donc spécificité réanimation yi surtout ak feebar bi donc ñu ngi ko accès ci prise en charge respiratoire bi bon lépp lu nga xam ni day jëm ci oxygénothérapie lépp luy jëm ci assistance respiratoire bi donc ci loolu la gën a accentué wu mais aussi comme lu ma fi waxoon suñu émission ba le passé am na yoo xam ni aussi day ñëw bokk ci paj bi lu ci mel ni anticoagulation bi nga xam ni malade dañ koy soxla surtout buñ nekkee sous oxygène lu ci mel ni aussi corticothérapie bi ak yeneen aspect yoo xam ni par rapport ak malade bi ak défaillance yi mu am ci yaramam donc loolu nga koy apporter yooyu am na réanimation te ñu ngi leen koy jox bu baax. yéen am na beneen aspect yaa ngi koy wax léegi ci ñi nga xam ne ñu ngi leen di jox oxygène parce que dafa il faut que nit ñi xam ne que ñu ñuy jox oxygène du forcément ñu nekk ci situation cas grave du noonu. waaw en fait dafa bari ay classification ak pays bu nga dem donc aussi amaguñ classification boo xam ni dafa nekk moom la ñuy utiliser de manière unanime dans tous les pays par exemple am na ci boo xam ni boo demee Chine voilà ñu def ko ci ñaari pàcc cas yu nga xam ni grawul ak cas yu graw nga dem ci États-Unis am na bon bi may wax noonu États-Unis la nga dem ci chinois yi am na classification buñ génne woon def ko ci ñeent pàcc ñun aussi bi loolu amee donc à travers la SOSEAR mooy sunu société sénégalaise d'anesthésie réanimation am na benn classification bu ñu def bi nga xam ni da doon effectivement stratifier cas yi si ñeenti fànn donc am na ci cas sévère ñaar yi nga xam ni rek moo ñu interpellé ñun en tant que réanimateur mooy cas sévère yi ak cas critique yi donc d'habitude maladie bu ñuy toll foofu dañuy soxla oxygène effectivement parce que dañuy gis ni ñoom seen nooyi bi day gaaw ñu ngi am difficulté nooyi et dañuy gis ni aussi seen taux oxygène ci sang bi wàcc na ak yenn appareils yu ñu leen di tegal. D'accord léegi nag est-ce que par rapport ak li nga xam ne xëy na ñi di wax am na en tout cas daal feebar bi ba muy door a dugg suñu réew fekk ngeen di am ay cas grave est-ce que demande oxygène bi dafa gën a yokk dafa mel ni wala. Oui bien évidemment parce que actuellement fi ñu toll xam nga bu doon noonu dañ doon utiliser oxygène bi à 80% fi mu ne nii voilà ni ñu koy utiliser dépassé na même 100% ba tax na foofu damay profiter rek di remercier aussi suñu service de maintenance yi ak la direction donc actuellement gis nañ ni maladie dañu soxla oxygène bu bëri dafa yokk donc il fallait ñu réadapter donc centrales yi apporter encore d'autres alternatives donc ci loolu ñu ngi ñu ciy gunge bu baax à chaque fois ñu ngi ñuy apporter l'oxygène bi nga xam ni maladie moom lañ soxla ci quantité comme ci qualité aussi. lan moo waral situation bi est-ce que nit ñi di laam-laamee virus bi dafa ñoo gën a ñëw am doole wala nit ñi ñooy yéex ñëw lan moo nga mën a wax ci situation bi. bon virus bi est-ce que dafa gën a am doole loolu actuellement fi ñu toll bon c'est vrai que dans l'expérience bi selon notre expérience peut-être di nga ne loolu am na mais ba fi ñu toll nii en tout cas. études yi ñuy def au niveau international donc gisuñ ci loo xam ni dafa am implication au niveau clinique maanaam ci virus bi muté na loolu am na mais est-ce que mutation boobu dafa am ay implication ay njeexital ci aspect clinique bi maanaam mu gën a tar ci maladie donc amagul ay études yoo xam ni voilà wane nañ ko de manière scientifique si expérience des uns et des autres nag mën nga ne loolu am na mais fi ñu toll nii moom mënaguma certifier loolu peut-être cas grave yi nu ñu baree mooy comme li ma wax virus bi day circuler et puis toucher na une large partie de la population. D'accord su prise en charge bi tamit est-ce que bu njëkk ba feebar bi duggee am na nga xam ne laaj ngeen ko ba nu compléter ba ngeen gën a nekk ci ay conditions pour gën a mën a jël en charge médicament maladie est-ce que fu mu nekkee ni tamit dispositif li ngeen soxla am na wala am na nga xam ne war nañ ko ci mën a yokk. waaw xam nga moom feebar bi moom à chaque fois dañuy jàngal yu bees donc et à chaque fois aussi dina am yoo xam ni dinañ gis ni voilà peut-être dina améliorer prise en charge bi ñun aussi fu ñu ci toll rek ñu ngi demander et autorités yi aussi ñu ngi répondre di ñu apporter au fur et à mesure
donc effectivement loolu am na ci donc même si wàllu prise en charge wax na thérapie bi yeneen ak yeneen mais à chaque fois aussi réponse bi mu ngi suivre quoi. seen protocole bu njëkk bi ngeen suivre wala am na coppite. protocole bu njëkk bi la ñu suivre bon actuellement peut-être organisation bi moo xaw a changé tuuti parce que comme ni ñu wax cas grave yi bari na yamatul rek cas sévère yi aussi yamatul rek ci réanimation donc il faut ñu réadapter aussi suñu organisation donc ci loolu daal la ñu gën a voilà changer yenn yi. d'accord tey lan ngay dénk askan bi docteur Gaye. waaw askan bi xanaa peut-être di leen wax encore que feebar baa ngi fi te gën na voilà graaw parce que gën na graaw mooy li ñuy gis chaque jour si ay malades yu ñëw soxla oxygène donc bëri na et voilà la plupart ñi nga xam ni soxla nañ oxygène buñ defee scanner bi dañuy gis ni laal na lu ëpp xaaju poumon bi donc nit dina am feebar bi peut-être fi mu toll nii mu laal lu bari ci poumon bi te du commencer développer gum ay signes. du ko teel a yëg daal du ko teel a yëg donc et ñun ñi ñuy recevoir ñu commencer di développer signe clinique yooyu maanaam soxla oxygène wala am jafe-jafe nooyi donc buñ defee scanner bi laal na lu bëri ci poumon bi donc dépassé na 50%. donc ñooñu bu ñu wëree est-ce que dañuy wër complet wala day bàyyi ay jafe-jafe ci ñoom. bon lépp daal mu ngi dépendre après si li ñu feebar bi di wanaat ci kanam mais gis nañ ni daal am na ay séquelles yu ci mel ni jafe-jafe nooyi yu maladie di développer après wala fatigue bi aussi yooyu yëpp mën na nekk ay séquelles mais lu mënti am ba am mooy am na ay séquelles yu nga xam ni mën na installé wu après malade bi wér si yow. kon nag tey lan ngay dénk askan lan nga dénk askan tey. waaw xanaa ñu gën a góorgóorlu rek xanaa ñu gën a góorgóorlu donc mesure barrières yi ñu gën ko respecter te xam ni feebar baa ngi fi. am na yoo xam ni nag surtout aspect économique beeg yooyu peut-être mënuñ tere nit ñi def yenn yi. mais ñu gën a farlu ci mesure barrières yi. takk masque sorante et puis voilà farlu aussi si hygiène des mains. d'accord mais juste une question waaye ni taxale ko parce que c'est que bu njëkk ba doon joxe résultat bu ne cas de guerre doon ne toujours dala jàmm daal moo ëppalee si positivité ndax yéen tamit yéen a ngi si lancé boobu ba léegi. fan ci non dala jàmm. bu doon joxe résultat yi bu ne si ñi nga xam ne tane na ñu si bëri si yéen la doon jógee. waaw dama bëgg a xam ndax ba léegi tendance bi si yéen la jógee ndax yéen a ëpp ñi nga xam ne ñooy wërle. bon actuellement nag c'est vrai que man bon toll nañ ci situation boo xam ne du ma sax tal xool. voilà yi ñuy passé si média yeeg yooyu. bon parce que booy jóge hôpital souvent da nga fa guddee jóge wala affaire yooyu. yaa ngi ci maladie même boo ñibbee yaa ngi si téléphone di gérer donc à distance du ma sax bàyyi xel ci résultats yi ñuy joxe si média yeeg. kon temps yéen a ngi si liggéey bi en tout cas ñu ngi liggéey comme ni ñu doon liggéeyee et dañu gën a redoubler d'effort sax parce que affaire yi dafa gën a metti voilà mais ñu ngi am aussi ay résultats. macha allah jërëjëf docteur Gaye Ibrahima may fàttali ne que anesthésiste réanimateur la foofu sa Dalal Jàmm moom tamit mu bokk si processus bi nekk ku am occupé place bu am solo li nga xam ne mooy fu ñuy fajee maladie foofu sa Dalal Jàmm mu nekk foofu si ñi nga xam ne ñoo nekk si cas grave yi nga xam ne ñoom la ñuy jël en charge foofu ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di fàttali ne que mës nga fi ñëw mais di la sant parce que tamit yaa ngi jóge si say malade ñëw fii jot amul mais vraiment ñu ngi lay encouragé yow tamit ak sa naataango yi nga nekkal yëpp foofu si Dalal Jàmm. jërëjëf ñu ngi dalal tamit suñu naataango di Oumou Kalsoum Sall si Allo Diaspora Oumou Kalsoum ñu ngi lay nuyu di la dalal. Ramata maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yëpp nuyu sa invité mbégte la ñuy amaat ànd ak yow ci suñu émission Covid 19 mbas mi. alors Oumou Kalsoum tey si àjjuma bi fan nga nu demal dafa mel ni tey Argentine nga dem. waaw tey nag ci suñu rubrique Allo Diaspora Argentine la ñu jëm dem xool yi tolluwaayu mbas mi ndax réew la nag boo xam ne ni mbas mi tamit sonal na leen lool tey ñuy ànd ak ki ñuy wax Moustapha Sène bokk ci association bi nga xam ne dafa ëmb doomu Sénégal yi ñuy fekk foofee ci Argentine moom la ñuy àndal tey ci suñu rubrique Allo Diaspora Moustapha ñoo ngi lay nuyu di la dalal ci suñu rubrique Allo Diaspora. asalaamaaleykum wa rahmatulah. mais ñu ngi leen di nuyu bu baax. di leen jaajëfal ci espace bi. di nuyu bépp auditeur bi nga xamante ne daal ñu ngi seetaan di nuyu diaspora bi yëpp. jërëjëf Moustapha nga nekk foofee ci Argentine laale ak mbas mi lool sax ndaxte booy xool Amérique latine sax nag mooy ñaareel réew bi ginnaaw Brésil bi gën a laale ak mbas mi ñoom tey ñu romb million ak téeméeri junni doomu aadama yoo xam ne laale nañu ak feebar bi ba mu fa duggee ba tey ñu ci faatu ñu leen di xayma ci 40 junni yu tekk mu mel ni mbas mi yàgg na fa te it
ci am na sax ci jamono yoo xam ne nii saa yu ñu xëyoon rek nag day gën a sax nag yokku ci période bi lan la ñu mën a jàpp ci mbas mi foofu ndax moo ngi fay fës ba tey. waaw comme ni nga ko waxee rek Argentine boo xoolee ci côté Amérique latine bokk na ci pays yi nga xamante ñoo gën a sonn ci wàllu Covid 19 bi. dernière semaine yi xawoon na wàcc mais mu ngi commencé waat di yokkuwaat c'est-à-dire on a vers 7 000 à 8 000 jours par jour. mu nekk situation boo xam ne bu doy waar mais tey aussi c'était juste benn jour boo xamante ne journée un peu historique la woon. mu tombé juste ak gouvernement bu Argentine signé woon benn protocole avec la Russie. ba demoon jëli ci seen vaccin yooyu nga xamante ne moom lañ génnee. Russie mu tudd Sputnik 5 wala V. nga xam ne tey indi nañ ci 300 000 doses de vaccin. boo xamante ne ñoom à partir de la semaine prochaine dañ koy commencer di vacciner donc loolu au moins. dem ñu jox leen benn souffle tuuti. waaye xam nañu tamit réew la boo xam ne restriction yi metti woon na fa lool sax nag rawatina ab confinement bu yàgg lool plus de 6 mois bokk ci gën a metti ci àddina bi tey jii comme ay côté restriction yan ñoo fa nekk en vigueur. waaw Argentine bokk na ci dëkk yi nga xamante ne ñoo gënoon a mettile wàllu restriction ci biir Covid bi. ndax amoon nañ moment boo xamante ne kenn mënul woon a génn. wala même boo bëggoon déplacé wu sax faw nga bokk ci ñi nga xamante ne ñoo yor ay activités essentielles. nga wut ay permission ay permis pour bëgg a génn pour bëgg a déplacé wu plus de disons ay 1 kilomètre sa kër. donc c'était tellement difficile. kenn mënul woon liggéey c'est vrai. te dafa yàggoon aussi. mais dernier mois yi commencé woon nañ di ubbi même di ubbi aussi l'espace aérien. ak frontières yi yëpp yi nga xamante mooy terrestre maritime et cetera. mais il est vrai qu'à partir de ce moment-là à partir de la semaine prochaine ñoom aussi ñu ngi commencé di analyser déjà vol yi doon jóge ay côté Angleterre wala Italie wala yenn dëkk yi même ñu ngi analyser comme Brésil sax dañu leen a bëgg a commencé arrêté dootuñu mën a dugg fii ci biir dëkk bi beneen touriste aussi dootul mën a dugg si bien que ñoom ñu ngi commencé woon di ubbi tourisme bi tuuti mais freiné nañ ko ñu nekk ci mois de décembre ak fête yi fête fin d'année yi ren tamit sûrement que foofu tamit niñ ko nar a célébrer nu particulier lay doon. waaw mois de décembre c'est-à-dire fête Noël fii fête bu am solo la. surtout au niveau commercial. malheureusement mënul woon demee nu mu doon demee bu njëkk. mais terewul aussi nit ñi comme dañoo soxla woon génn jaay tuuti. jëndkat yi aussi soxla woon génn tuuti jënd donc il fallait que marché yu xaw a déborder tuuti. d'ailleurs dans quelques marchés ci fan yi jàll rek gisoon nañ ne dañoo demoon ba yaakaaroon ni sax coronavirus amatul. boo dindee wàllu religion bi sax ñoom ci seen bopp. le jour 24 ak 25 dañ koo def maanaam mu bokk ci seen tradition ak seen culture. ce qui veut dire que ren jii dañoo am difficulté ndax mënuñoo regrouper ci benn kër wala ci benn espace boo xam ne dañ ko serré plus de 20 personnes. ce qui veut dire que grande famille yi duñu mën a def la fête habituelle. mais peut-être bu fekkee ne da ngeen a yor famille bu ndaw boo xam ne ay quelques 5-10 personnes mën ngeen a regrouper def seen fête. Moustapha Sène ñoo ngi lay gërëm amoon nañu tey ji mbégte lool dalal la ci suñu rubrique Allo Diaspora. waaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di ñaanal aussi suñu mbokku sénégalais yi nekk fii rek. yàlla gën leen a musal. ci li nga xamante ne mooy mbas mi. te gën leen a defal ay xéwal ndax aussi liggéey bi métti na te xam nañ ne suñu njaboot yi ñoo ngi xaar ko ci Sénégal donc ñu ngi leen di ñaanal ñëpp. ndax ay jàmbaar lañ te ñu ngi góorgóorlu. yàlla def jàmm merci beaucoup. jërëjëf Moustapha Sène Ramata tey ñu delluwaatoon ci Argentine ànd ak suñu compatriote bii di Moustapha Sène bu doon waxtaanee rek mas bi ak réew moom nga xam ne ni ñoom weesu nañu yàgg na nag te million ak téeméeri junni doomu aadama yoo xam ne laale nañu ak moom mu di réew yu bokk tamit ci ñi gën a mettire ay restriction ci wàllu mbas mi te ñoom it ñuy waajal comme ni mu ko waxee rek vaccination yi ci fan yi nga xam ne ni ci la ñu jëm kon nag Ramata tey li lañ leen andiloon ci seen rubrique Allo Diaspora leen jox rendez-vous ëllëg incha allah. ok jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax Oumou Kalsoum Sall di gërëm tamit sa gan yi nga xam ne yaa ngi koy jëlee fële ba Argentine di gërëm tamit di nuyuwaale suñu mbokk Sénégal yi nekk foofu si Argentine ak si bitim réew yëpp parce que saa su nekk dañ leen di bàyyi xel bu baax di la ñaanal yàlla musal leen sàmm leen bu baax si feebar bi ndax métti na fii waaye métti na si àdduna gi yëpp nu dalal tamit Fatoumata Savané installée heureuse de te retrouver ce soir. waaw heureuse également Ramata ma lay fay di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan. alors tey lan nu mën a wax tey si sa tour du monde tey àdduna bi déjà fan la fi feebar bi toll.
waaw ci àdduna bi nag yegg nañu li nga xam ni presque 80 millions la ndax tey nag bu ñu xoolee li nga xam ni mooy chiffre yi li ma xayma man toll na ci 19 millions 579 mille 540 personnes yi nga xam ne ñoo laale ak mbas mi bi ñu commencé ba léegi si biir àdduna bi mu mel ni nag bu ñu gisee sax chiffre yi ñu jox léegi mën nañ ko rafraîchir toll na ci 79 millions 788 mille 893 personnes yu laale ak mbas mi ñi ñu faj moom bu ñu leen xayma toll nañ ci 56,33% mu mel ni rek 44 millions 946 mille 360 personnes yëkkati nañ leen ci feebar bi loolu doon ndam ci ñi nga xam ne ñëpp ñooy liggéey ci wàllu santé ak ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey ngir rek nit ñi mën a wér bu baax la ma tax. fan lañ toll ci classement bi àdduna gi. waaw àdduna bi nag bu ñu xoolee États-Unis moom moo jiitu fi nga xamante ne mooy Inde moom mooy deuxième pays bi Brésil moo leen njëkkee Russie moo leen ñeenteel leneen lu ñu mën a wax également mooy ni que rek àdduna bi bu ñu xaymaa li nga xam ne mooy cas Europe yi ñoom egg nañu fu mu nekk ni 25 millions de cas waaye nag wax nañu itam ñi nga xam ne faj nañ leen presque ñi ngi aborder les 50 millions de personnes loolu doon loo xam ne également espoir la plus li nga xam ne rek mooy vaccin bi également am na ñi nga xam ne door nañ ko ci loolu sax laa commencé tey sunu information ndax bu ñu demee Royaume-Uni dañoo ñu toll ci 600 000 personnes vacciné nañ leen depuis bi mu commencé fàttali rek ne Royaume-Uni mooy gouvernement bi nga xamante ne mooy njëkk jël li nga xam ne mooy décision jël vaccin bi daal di koy def ci ay population wam seen lancement de vaccination nationale ñu ngi ko démarré le 8 décembre loolu moo tax sax ñoom fi mu toll ni nit ñu takk ñoo xamante ne jot nañu vacciné wu toll ci 600 000 personnes loolu la ñu xayma foofu lee ca Royaume-Uni. ñu ñëw suñu continent Afrique. waaw xëy na balaa ñu faa ñëw rek ma taxaw tuuti Allemagne. ndax ñoom itam dañu ne souche bu bees bi maanaam variante bu bees bi ñoom itam dañ ko gis ci benn patiente ku jigéen la koo xam ne dañu nemmeeku ne moom it am na ci li nga xam ne mooy virus bi variante bu bees bi mu am nga xam ne dañu ne maanaam wàlle bi dafay gën a gaaw boo ko amee bien que sévèrul du tax tamit ñi nga xam ne décès yi yokk mais wàllante bi rek lay yokk maanaam bu rombee ay nit cas contact yi mën nañu nekk plus de 10 plus de 20 am ko parce que à 70% la contagiosité bi nekk donc loolu doon loo xam ne ñu ngi ko doon moytandiku bu baax leneen lu ñu taxaw également mooy Chine ndax ñoom dañoo wax ne dañoo suspendre lépp luy liaison ak yeneen dëkk yi nga xamante ne mel ni comme Royaume-Uni également pour rek ñu mën a baare li nga xam ni mooy virus bu bees bi ci côté boobu noonu Ramata. alors ñu ñëw kon Afrique. waaw suñu ñëwee suñu continent nag xam nañ ne tey jii ñun li ñuy wax depuis quelque temps cas yi ñu ngi bëri ndax nag saa su nekk ñu gis ne dañuy enregistrer plus de 5000 cas wala plus de 6000 cas par jour tey nag toll nañu ci 2 604 198 ñi ñu faj nag également toll ci 2 182 416 personnes décès yi nag diggante démb ak tey gis nañ ni yokku na ndax tey ñu ngi ci 61 521 personnes yoo xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci biir continent bi loolu doon loo xam xayma bu metti la ndax saa su nekk ñuy gis askan wi di wàññeeku loolu dafay metti lool bien que ne nag ñun ñu ngi sant yàlla ndax nuróowu ñoo yeneen dëkk Europe yi ak Amérique nga xamante ne li ñu lott ci nit yu ñàkk seen bakkan dafa bari bu baax. Afrique fan la classement bi toll. waaw Afrique du Sud moo jiitu ñoom ñi ngi ne ñi ngi dund deuxième vague bu metti waaye nemmeeku ci li nga xam ne mooy variante bu bees bi nga xam ne dañu ne contagiosité bi dafa gaaw maanaam wàlle bi dafay exponentielle vitesse bu metti lay demee jàpp nag également li nga xam ne tranche d'âge bu xale la maanaam diggante 19-25 ans yi dañ ci am cas yu bari diggante 3 jours yi ñu génn ñoom itam gis nañ ne seen i cas yi mi ngi wéy di yokk buñ fa jógee Maroc moo ci topp Maroc nag ñoom seen gouvernement tey commandé na lu toll ci 65 millions de doses mais ñoom finalement dañu choisir vaccin bi nga xamante ne chinois yi ñoo ko indi mu nekk Sinopharm benn laboratoire bu nekk Chine ak it beneen bu nekk Royaume-Uni Angleterre di AstraZeneca ñoom boobu la ñu choisir ci boobu la ñu def ay commande kon ñoom boobu la ñu nar a utiliser pour vacciner ñi nga xam ne ñooy seen population feneen fu ñu dem également muy Égypte ñoom itam seen cas fan yi dafa yokk Tunisie moom tamit dafa yokk Éthiopie mooy juróomeelu réew mi nga xamante ne ci Afrique moo gën a laale ak mbas mi Ramata. ban xibaar nga ñu mën a jàpp tey si Afrique. waaw xanaa wax rek li OMS wax parce que tey itam dañ ci teg loxo daal di ne faaw ñun ñu xam ne Afrique que même bu dee deuxième vague bi dafa am nañu fexe ba bu ñu sentir li nga xam ne mooy troisième vague puisque ñun déjà suñu première vague sévèrul woon mais deuxième vague bi dafa ne rek ne dañu gis ne cas yi day bari ci ñi nga xam ne seen taux disons de contamination dafa faibloon ñu gis ne fan yi dafa yokk loolu la ñu tuddee
tuddee sa deuxième vague mais jàpp nañ ñun suñu deuxième vague sax c'est aléatoire maanaam mën nañ ko relativiser bañ rek ne mën nañu sax des ne première vague rek la ñu nekk que dafa yokk mais quand même lu ñu mën a jàpp mooy bu ñu bàyyi suñu loxo ba di dugg ci leneen lu gën a metti li ñu ne parce que tey rek xaymaa boo ko xaymaa Sénégal tey 169 yi man je pense que c'est beaucoup de cas en 24 heures te war nañu gën a moytu Ramata. jërëjëf Savané te lan ngay dénk askan wi. waa ndénkaane bi moom benn la nañu taxaw rek defaraat suñu taxawaay gën a moytandiku li nga xam ni rek mooy rassemblement yi ndax xam naa ne ñun ci wàll boobu rek la ñu amee problème ndax loolu rek mooy indi li nga xam ne mooy cas communautaire yu bari yi ndax nanguwu ñoo bàyyi xew yi nanguwu ñoo bàyyi dajaloo bi nanguwu ñoo bàyyi bañ a jàmm santé bi kon loolu il faut ñu gën ci def li nga xamante ne rek mooy taxaw seetlu def ko rek parce que xam nañ ne lii amaana léegi mu jeex puisque espoir mi ngi naître ak li nga xam ne mooy vaccin yi kon amaana xëy na fii ak 6 mois fii ak 8 mois mbir mi jeex kon ku ne rek na ko jàppee ci boppam moytu li ñuy def daal di jàpp li nga xam ne médecin yi moom la ñuy wax bis bu ne ñu respecté ko respecté li nga xam ne mooy raxasu bi ndax ni nga koy waxee saa su ne faaw nga boole yépp takk masque def raxasu bi respecté distanciation ñett yëpp la ñuy boole pour mën a mucc rek ci li nga xam ne mooy Covid bi. jërëjëf Fatoumata Savané li nga wax ni am na solo trop di gërëm suñu coordinateur Moussa Mané di gërëm Oumou Kalsoum Sarr Aïssatou Françoise Ismaïla mi nga xam ne chaque su nekk ci suba si mooy toog fii def ak yenn point de la situation du jour di gërëm suñu réalisatrice du jour Awassil Fatou Kiné à la technique Moustapha Ndiaye à la caméra Raoudou Pan au son et Ada Delphine ñi nga xam ne ñu ngi maquillage ak waa protocole Tina Aïssatou Solo Fadel ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp chauffeur yi bàyyiwuñu kenn vraiment éclairage non éclairage ak décor waaw bàyyiwuñu kenn et on souhaite un joyeux Noël à toute la population sénégalaise ñu nekk fii ak si bitim réew di sargal encore une fois tout le personnel médical jàngalekat yi vraiment les Sénégalais d'ici et la diaspora bàyyiwuñu kenn di souhaiter un joyeux Noël à tout le monde ñu commencé suñu njiitu réew président de la République son épouse sa famille sunu directeur général Racine Talla et à toute sa famille et à toutes les familles sénégalaises vraiment que le bonheur règne dans vos maisons et nous vous souhaitons une très bonne nuit di leen wax na nag seen émission saytu leen mu kam tàmbala ànd si ak non ak Aliou Sall voilà et Talla Sylla bu Thiès du noonu voilà ñoom ñaar Diallo non nu mu tudd Barry Abdoulaye Barry moo leen di voilà moo leen di recevoir tout de suite dans votre émission saytu kon nag ngeen bañ ko rater une très grande émission bu nga xam ne dañ leen si waxtaan léegi incha allah